asalaamaaleykum waa Sénégal tey ji nag dama bëggoon a waxtaanee ak yéen li nga xam ne lu ñu ñor la parce que daf ñu impliqué ñun waa Kéwoulo keroog ci samedi bee ñu génn yebaloon nañu kenn ci suñuy journaliste suñu reporter muy Serigne Jonn mu dem filmer ji li nga xam ne moo di Ourossogui keroog ba mu fa yeggee adduna bi yëpp teg nañ ci seen bët kii di maire bi Moussa Bocar Thiam ànd ak rakkam Souleymane Thiam dañoo recruter ay nervi ay voyous ñu daal di attaqué kii di journaliste bi toj caméra am ca gannaaw sa coow la bari na journaliste ba jóge na foofu dem gendarmerie bu Ourossogui porté ji plainte coow la bari na ñun boobu ak léegi nanguñu ci woon àddu lu dul article yi nga xam ne bind nañ ko pour expliquer leen lan moo fa xew tey jii ajuma ji may waxtaan ak yéen ñaar ci voyous yooyu maire ba yebaloon foofu jàpp nañ leen ñu ngi en garde à vue ñu war leen jëbal procureur de la république tax na ma war a mën a waxtaan ak yéen expliquer leen parce que maire bi joxe na information yu bare wala boog ay fausses informations parce que du ma gëm ni moom xamul la muy wax parce que moom avocat la même si bu fekkee ne spécialisé wul en droit de l'information ou en journalisme xam na lu tuuti lan mooy droit yi journalistes yi am dans une société démocratique ma bamtuwaat leen ko kan mooy journaliste parce que Moussa Bocar Thiam wax na wax ju bari nee na sëriñ du journaliste benn caméraman la ma bëgg koo xamal ni code bi définir journalisme nee na journaliste celui qui tire 70% de ses revenus du travail de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information moo di koo xam ne ci téeméer bu mu yor ci poosam juróom ak ñeent fukk yi fu mu ko fayee mooy fu muy liggéeyee di wutum xibaar di jàmbat xibaar ak di ko tasaare koo koy journaliste te it journaliste ci lan lañ koy xamee carte de presse la ñuy xamee kan mooy journaliste ak kan mënul journaliste bu ñu élargir lan mooy journaliste chauffeuru maison de presse sax journaliste la bu loolu leeree ba pare Serigne Jonn mi demoon Ourossogui ça fait plus de 15 ans muy def métier bi troisième chose moo bëgg a leeral Serigne Jonn dafa amoon carte de presse donc à moins que moom ñu créé benn loi bu bees bu tudd loi Moussa Bocar Thiam ba keroog ñu yegg ci loolu Serigne Jonn journaliste la te moom mënu ko ci génne mooy lu leer ñaareel bi ci yan condition lañ demee Ourossogui parce que depuis quelque temps dafa am ay nit yu dëkk Ourossogui yi ñu contacté jox ñu information jooyu ñu seen dëkk bi naka la mel jox ñu ay photo ak ay vidéo à l'appui bi ñu jotee ci information boobu pour respecter équilibre bi dañu woo ki nga xam ne mooy Moussa Bocar Thiam nekk maire de Ourossogui mosul tontu suñuy appel man sama bopp envoyé naa ko SMS xamal ko ni ñun dañu nekk di enquête ci lii ñu lay tuumaal dañu bëgg nga wax ci mosuta tontu te gannaaw si la ñu yëg ni am na conseil municipal bi nga xam ne ñu ngi koy fay réunir parce que ma fàttali leen saa suñu fa woote woon conseil municipal ay xeex lay mujje waa ji day ñëw indi la mu bëgg bu ko kenn nangulee da koy forcer mu def ko tax na ba ci ginnaaw jeunes yu bare yu nekk Ourossogui xeex nañ fa ak ñoom am bu xale yoo xam ne sax denc nañ leen ñu ne nag ñun occasion bu rafet la pour ñu dem Ourossogui xam lan ma fa nekk loolu moo tax ma yebal Serigne Jonn mu yegg fa filmer nañu toute la journée filmer nañu film yu bare ci après bi ñu demee di filmer fi nga xam ne mooy maison des jeunes parce que maison des femmes parce que maison des femmes histoire am lan la ay sénégalais yu nekk extérieur donc Ourossogui dañoo tàqale ak ancienne équipe municipale ba fa nekk ñu tabaxal ko pour jigéen ñi waaye bi waa ji ñëwee Moussa Bocar Thiam dafa décider ni kër googu du servir finalement ay voyous ak ay bandi ak ay booyu taalibe ñoo dem dëkk ci kër googu ñun nag ci kër googu lañ dem pour filmer ko pour wane ne infrastructure yaa ngi nii gars yi def ci seen xaalis bu bare mu ngi yàqu te it wane yàqu-yàqu yu bare yi nga xam ne wax nañu ko te jox nañu ci ay image ni am na Ourossogui waaye keroog bu maire bi ñëwee fekk journaliste bi ci biir ànd ak Moussa
li mu njëkk a def mooy arrêté leen ñu filmer bi ñu arrêté filmer ba pare mu daal di ko ne Serigne Dione ne ko man journaliste laa génne carte de presse jox ko bi mu gisee carte de presse bi gis si Kéwoulo rek la nangu caméra bi ci moom fekk ñeneen ñaari ñi mu àndaloon ñu ngi xeex ak Moussa moom ak rakkam ñu ànd ak attaqué Serigne Dione nangu caméra bi fëgg caméra bi ci mur bi toj ko ne leen dagg fu saaga ñaawee tegal ko ci bi ma Serigne wooyee wax ma ko dama ko ne demal brigade de gendarmerie bu Ourossogui nga porter plainte loolu lañ def ci diggante bi nag Moussa Bokar dugg na ci tentative de justification bu bari bay lëndëmal nit ñi ne leen Ourossogui la ñu bëgg a ñaawal Ourossogui la ñu bëgg a saaga moom mooy ki nga xam ne mooy défendre Ourossogui tax na ba expliquer na dugg ci notion yi nga xam ne du ma ne xamu ko parce que avocat la damay respecter robe bii mu sol même bu fekkee ne moom robam gàtt na damay respecter robe bi mu sol journaliste soxlawul am autorisation de tournage pour dem tourner lépp loo xam ne édifice public la endroit public la foyer boobu endroit public la mais deuxième chose bi nga xam ne c'est extraordinaire foyer boobu dafa am nit yu nekkoon ci biir ñoo xam ne ay taalibe lañu ñoo xam ne ay booy lañu yu errant ñoo xam ne ñoo dëkk foofu donc bi ñuy dugg foofu tëbuñu mur buntu bu ubbeeku la ñu fekk ñu dugg foofu mooy première chose waaye même bu fekkee ne tëboon nañu mur dugg foofu moom Moussa Bocar Thiam en tant que maire wala en tant que qu'importe quel citoyen boo fekkee ay nit ñu tëb sa mur defe naa ni amuloo droit nga jàpp leen dóor wala nga jàpp ni gannaaw nit ki di identifié na ni journaliste la amoo droit nga toj li nga xam ne mooy matériel am après nit ñi waxuma professionnel yi communication ak professionnel du droit ñoom xam nañu luy dëgg ak la nga xam ne mooy la safaan wala waaja da wax mais ma expliquer leen dans quel cadre le journaliste di demander autorisation de tournage autorisation de tournage dafay fekk nga bëgg a tourner endroit boo xam ne dafa am c'est un endroit stratégique ou un endroit boo xam ne dañ ko war a protéger ndax problème sécurité maanaam tey lu mel ni palais de la république lu mel ni yenn ambassades yi lu mel ni ay caserne militaire loolu bala nga tourner foofu film il faut nga am autorisation parce que du ñu xam lan ngay doyee film bi loolu la ñu soumettre à autorisation wala ma xëy tey lu mel ni place de l'indépendance ma dama fay tourner film nga xam damay arrêter ay oto ay nit dañuy daw def course poursuite boobaa il faut ma am autorisation préfectorale de sorte que préfet bu ma ko autorisé ba pare dina jël ay dispositions yi war nga xam ne lu ñuy filmer du lor kenn mais kenn du ñu lor bu ñuy tourner loolu la ñuy laaj autorisation de tournage mais benn journaliste au monde à moins que ngay dem dans un pays étranger mais journaliste au monde boo nekkee sa biir dëkk fu la neex filmeel cas bu gën a spécifique nga xam ne journalistes yi Sénégal léeg-léeg ñu jànkonteel ko ak force de l'ordre yi mooy est-ce que policier bu ñu nekkee ci mbedd bi di jàpp ay nit wala di dóor am nga droit nga filmer leen xamuma mu am loi spéciale bi nga xam ne loi maître Bocar Thiam lañ koy tuddee mais loi bi nga xam ne mooy loi universelle bi définir bi protéger bu définir métier wu collecte traitement et diffusion de l'information lii di métier wu journaliste dafa ni même policier tout ce qui se passe sur la voie publique am nga droit nga filmer ko policier buy jàpp nit ci mbedd bi am nga droit nga filmer ko policier bu ñuy ger ci mbedd bi am nga droit nga filmer ko policier buy dóor nit ci mbedd bi am nga droit nga filmer ko fenn nga xam ne mën na la ci ñaan ne la ah policier bi de il travaille en civil boo ko filmer bu ñu xamee kanamam suba dootul mën a liggéey ci liggéeyam nga ne ok parce que man Sénégal laa bokk dama bëgg sécurité bi ñëpp yem si bu boobaa mën nga flouter kanamu policier bi mais boo ko génnee woon tamit kenn mënu la ci topp am nga droit nga filmer ku la neex ku nekk ci voie publique bi d'autant plus encore nit ki bu nekkee nit public parce que ki nga xam ne mooy policier wala muy gendarme il est dafa loolu la tubaab di wax dafa nekk dépositaire de la de l'autorité publique am nga droit nga filmer ko musicien ak ay fecckat foo leen fekk ci mbedd bi ñëpp ñoo xam ne personnage public lañu am nga droit nga filmer leen fenn nga amul droit filmer leen fekk leen seen biir kër parce que c'est un endroit privé mais foo tasee ak ñoom muy endroit bu public am nga droit nga filmer leen donc Ourossogui à moins que mu am benn pays bu bees bi nga xam ne tudd na Ourossogui sëriñ réer dem foofu fii mu dem filmer am na droit mu filmer ko sans ñu jox ko benn autorisation de tournage donc kaddu googu tegul wax ji bari na
Moussa Bocar Thiam mu ngi xabaabal rek di wax rek ñun nee na sunu avocat muy maître Boubacar Cissé nee na ko mu baal journaliste yi mu baal waa Kéwoulo te nee na procureur de la République sax nee na ko da nga war a porter plainte contre waa Kéwoulo ñu ngi xaar plainte boobu ñun waa Kéwoulo li ñu def dañuy filmer partout dem nañu Liban dem nañu frontière Syrie dem nañu frontière Israël dem nañu boofa fi ñu reyee nit ñi en Casamance mësuñoo am situation bu mel ni kenn mësu confisquer suñu caméra kenn mësuñoo dóor li nag duggulet ci histoire du Sénégal en tout cas histoire bi nga xam ne man dama koy fàttaliku Moussa Bocar Thiam mooy ñetteelu citoyen sénégalais bi nga xam ne dafa illustré wu ci lu bon lu mel nii ki ko njëkkoon def en tout cas ma mën koo fàttali mooy Kara Thioune ak ki di Boubacar Kambel Dieng la ko ay policiers defoon ci 2006 wala 2007 bu ñu jógee ci ñooñu Farba Senghor moo yebaloon ay voyous ñu dem attaqué journal L'As ak 24 heures chrono ca gannaaw si ay taalibe Maam Thierno attaqué woon nañ fi télé wu Walfadjri benn bu ne ci attaques yi après dafa am ay arrangement ay waxtaan ay dampaay bi nga xam ne fay nañ ko bu nekkulee les victimes mais en tout cas les responsables yi nga xam ne ñoo dugg ci wax ji tax na ba dans la conscience collective ci xelu nit ñi dañuy foog ne ku mu neex mën nga dóor journaliste dara du ci génn loolu du dëkk parce que ci ginnaaw dañuy négocier am ñu jox leen dédommagement ñun nag Kéwoulo danañu génne beneen façon yi defin li ñuy toppee maître Moussa Bocar Thiam benn la ñaari chose suñu caméra bi mu toj da koy fay deuxième chose dañ koy toppee pour agression bi mu agressé Serigne Dione parce que su ma nee caméra si matériel bi ànd ak caméra bi yëpp la yàq ñu ngi foofu bàyyi brigade bu gendarmerie bu Ourossogui moom nag nee na ne nit ñi dafa récupérer bagage yi dem dénkaane ko gendarmerie de toutes les manières ñun caméra bi ñu présenté caméra bu toj la te ñun suñu kanam la Serigne Dione gis maître Moussa Bocar Thiam mu jël caméra bi fëgg ko ci mur bi léegi nag bu ne caméra bi mu joxoon gendarmerie daf ko dénkaane gendarmerie toju ko loolu moom problème am la ak justice loolu ñun duñ ci dugg mais li ma bëgg mu leer mooy condition yi nga xam ne journaliste am na droit mu tourner ko on a besoin d'autorisation de personne soxla ñu benn autorisation pour tourner sur l'ensemble du territoire national lu ñu mënut a tourner lu ñu mënut a filmer ma bamtuwaat ko mooy ay endroit yu stratégique pour des questions de sécurité mënuñu koo def wala lu mel nii dem ay cantonnement militaire dem ay caserne militaire dem ay édifices yu mel ni ay ambassade wala présidence de la république loolu il faut autorisation parce que il faut ñu xam film boobu ci yan contexte lañ koy diffuser loolu loolu soxloo ñu kenn won ñu gët wax ñu fu ñu war a dem taxaw léegi nag kaw maître Moussa Bocar Thiam ñun porté nañu plainte on va se constituer partie civile danañ ko topp lu ñu yoon may nu jël duñ ci reculer benn yoon du ñu am benn arrangement parce que lu ñuy xeex du pour ñun lu ñuy xeex c'est pour corporation journalisme mais aussi pour nu yar sénégalais yi ñu xamal leen ni fan la ñu war a yem ak journaliste parce que liggéey boo gis dafa am ay responsabilité tey jii bon à moins que ma fàtte kenn du jàpp ay médecins ci mbedd bi dóor leen parce que ñu ngi faj ay nit parce que ay médecins lañu kenn du jàpp ay juges ci mbedd yi di leen dóor parce que ñu ngi jugé kenn dóorul ay mécaniciens parce que ñu ngi def métier wu mécanicien lan mooy ndayu ñu war a dóor ay journalistes parce que dañu nekk di def liggéeyu journaliste mooy laaj bi nga xam ne ubbi naa ko comme ni ma leen ko waxee gulet barewuñu ñi nga xam ne dañu xalaat ni ñoom lu leen neex ñu def ko ci ay journalistes Moussa Bocar Thiam nag bokk na si ñi nga xam ne pour moom amuñu droit càmbar amuñu droit seet li nga xam ne moom noonu lay liggéeyee ak la muy def foofu ca Ourossogui mais nag encore une fois ma xamal leen ni même bu fekkee ne dañoo fekkoon mur boo xam ne dañ ko tëjoon entièrement ñu tëb ñu dugg foofu ce n'est pas une raison mu toj suñu caméra
parce que li ñu fa dugal l'objectif mooy ñu feeñal li nga xam ne c'est de l'intérêt du public Ourossogui boobu ñu dem xaw ma ndax sëriñ juumut parce que comme ni ma ko waxee woon man Ourossogui bi ma ko yebal mooy Ourossogui bi nekk wetu Matam foofu ça dépend ci état wu Sénégal Ourossogui boobu nag dañ fa delluwaat bi yoon man sama bopp man maay ànd ak équipe bi ma xool ndax Moussa Bocar Thiam bu jàkkaarloog man ñeme na ma dóor wala ñeme na ma poñe jërëjëf di baalu ñëpp àq di leen xamal ni it projet reportage yu ñu def di cibler ay villes di cibler ay régions ñu ngi koy doog a commencer incha allah dinañ ko continuer képp koo xam ne nag jóg na pour entraver journalistes yi pour dóor journalistes yi dinañ la topp fu mbax ne doone benn jërëjëf.